te Ndiaye daf mel yegsi na. jërë ngeen jëf yéen a kaay ñu xëyandal ku ci xëyul dem Touba it sam xel nga ca dëkk ba l'Observateur, L'As, Rewmi Quotidien, L'Info, Libération, Vox Populi, Source A, Le Quotidien, Walf Quotidien, Témoin ak Enquête ñoom ñëpp a ngi xëy ci waxi màggal gi mbaa ci waxi Touba baa bokk ci waxi borom Touba yëral xët mu njëkk Rewmi Quotidien li mu bind moo di màggaluk Touba ndamal Bamba ci kaw seytaane am ko ci kaw noon yi moom la ñuy màggal Le Témoin nañu màggal gi dimanche la yemoo ak téeméeri yoon ak ñaar fukk ak juróom-benn ñu koy màggal 126e édition journal bi tënk wax ji ci ne Bamba am njàngaleem tay la gën a dëppook jamono ji anki dina kay ne nañu ci màggalu Touba gi ci la ñu wekku ngir dundalaat sa suqaliwaat koom-koomu réew mi coronavirus bi nërmel docteur Cheikh Bamba Diagne di xam ne ci yéene kaay bi ne ci ay activité de consommation investissement yu mag yu mel ne màggalu Touba gi ci la ñu war a sukkandiku ngir suqali koom-koomu réew mi ba tey journal Enquête ci gëstu bu yaatu bi mu def ci wàll mi nga ñuy xamal ne Touba ca kanam mooy ngànnaayal koom-koomu dëkk bi di Touba ki yoreel Touba borom Touba di Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké Al Bachir xalifa général des Mourides journal bi dikkaat na ak ñun ci taxawaayam ci xeex mbas mi Walf Quotidien nañu moom sang bu tedd bi du ci foofee rek laab taxawaayam feeñ ci réew mi social gi mu dëkkee booloo ak benno gi mu dëkkee woote ci tarixe yi ci réew mi taxawaayam ci l'islam ak njàmbaar gi mu dëkkee wane ci liggéeyal Serigne Touba tax na xel ak xalaat yépp a ngi ci moom Serigne Mountakha soxna Bali Mountakha moom it yéenekaay yu bëri xëy nañu ci moom ak jëf ju rëy ji mu jëfalati Xaadim Rasul ubbil l'Observateur jaare ko ci fondation soxna Bali bi safar gi tàmbale ak léegi bés bu yàlla sàkk danañu tëral lu ëpp fukki nag bu weesoo it yéene ji fondation bi am mu di tabax ca Touba hôpital bu ñuy jagleel xale yi tabaxit ab daara moderne ca Poroxaan fii ak déwén Cheikh Diop mi administrateur fondation Soxna Bali mi ngi xamal waa l'Observateur ne yéene ji fondation Soxna Bali amoon moo di def ci màggal gi juróom fukki millions waaye dinañu ca dolliwaat yeneen juróom fukki millions muy téeméeri millions libération nañu fondation Soxna Bali daanu na ab jël suur soine ko jël bu mag sax jëf ju rëy la Soxna Bali jëfal maamam ja Xaadim Rasul ci màggal gi ak way politique yi ni ñuy defam diiraan wutali Touba Walf Quotidien mi nga ñuy xamal ne dafa dem ba jurug wujje ci kujjeg politique gi Vox Populi nañu ñaari coalition yi gën a mag ci kujjeg politique gi daje nañu démb ca kër Xalifa ba mu di waa Parti démocratique Sénégal ak ñu àndal ak it waa Yewwi Askan Wi journal bi nañu waaye ñoo ñu Parti démocratique Sénégal yi def nañu ko waa Yewwi ndax ba ñu yegsee fa lañu fekk waa Yewwi waaye ñoom Pape Diop ak compagnie ñoom la Xalifa bi njëkk a Yewwi L'Info nañu télescopage moo am démb ca Touba ci diggante coalition Yewwi Askan Wi ak ñi ànd ak Parti démocratique Sénégal kii di Ousmane Sonko njiital parti Pastef bokkoon ci délégation bu Yewwi bi L'Info ne nañu bi ñu gisee ak sëriñ bi ba génn ba ñu koy laaj ci wàllu politique dane du ci wax ndax du ay teggin ñëw ba Touba ci bés bu ñu toll di fi wax waxi politique Le Quotidien nañu ñaari coalition opposition bi bañ a ànd nañu démb bokk benn jotaay la Sénégal mel ne ku naan ko du ñoom rek jëlanteeg Touba jamono ji république bi yëpp a jébbaloo jaabaytoo baa ngi mel ne tulleeg male ci dëkk ba ci ministre yi ci njiital institution yi ak ci yeneen i personnalité yi première personnalité de l'État di président Macky Sall muy nuyu Serigne Mountakha ak ñaari loxo di sujjóot photo boobee le Sud Quotidien xëy ci xëtamu njëkk journal bi boole ko ak di ñu jukkil yenn ci jëfi président Macky Sall ci màggal gi opération de charme la ko jàppe ne bu weesoo hôpital Cheikhoul Khadim bi mu inauguré ci Touba bu yàggul moom président de la République fayloo na salaire yi depuis alxames ngir nit ñi mën a am lu ñu màggale jël na it dogalu bu ñu màggalee ba ci ëllëg sa ñu def ko feet sa ñu féete ji ci l'Observateur xew-xewu jamono ba fa nekk ëpp naa bañ a fësal ubbil yéenekaay bi benn borom saret bu am ñetti jabar la ñu bett ci jabari jàmbur mu tiit ba crise cardiaque jaare ca faatu yéenekaay bi nañu jëkkëri ndaw si ak doomi ndaw si bi ñu tiimee waa ji muy crise di kaddi def nañu lu nekk ngir sowe ko waaye mujjuta sotti. Priorité, les lois secrètes du temps sans oublier le leadership féminin. Le leadership dans tous ses états. Un livre total à placer entre toutes les mains. Ceux qui le liront se feront obéir sans commander. Le chef dit, allez-y. Le leader, allons-y. Bonne lecture. RFM Matin. RFM Matin. Émission bi yeewaa Sénégal. mbokk yi jàngeen jëf juróom ñetti waxtu bismillah ci xibaar asalaamaaleykum. li ci gën a fës ñeent fukki juróom ñoo amay gaañu juróom-ñaar ne ci situation boo xaw a doy war di ab camion boo xam ne moo daanu yaboon marchandise waaye tamit yaboon ñoo xam ne dañoo bëggoon wutale foofee ca Touba Mbacké ngir màggalu Touba mu ngi nag am foofee ca gox bi ñuy wax Ndiol ca région bu Saint-Louis accident bi nag ba mu amee ñu ngi ñaax ci boobule jamono foofee ca Thiès service régional ba nag bu ñu denk transport di ñaax chauffeur ci wàllu daal fexe ba respecté lii di code de la route ba moytu ay jéey ci yoon Touba Mbacké ca Touba la ñu des foofee nag opposition bi ma ngi fa woon démb ngir amal ziar naqalu nag yoreen bu bon boo xam ne président Macky Sall noonu la yoree mim réew mu sax a jàpp ne Touba defuñu fa dara ba ci wàllu assainissement ñoom nag day député bëgg ñu daal di summi malaanu kiirlaayu ay député ñu daal di tudd ci mbirum trafiqué ay passeport ak ay visa
secrétaire général bu SELS authentique mu ngay naqarlu ana li waral daal mënuñoo fexe ba jeexal liggéey bi jëm ci tabax ay classe wala ay l'école ca bot saalum réew mi te sax xam nañ ne l'école moom léegi mu daal di wut bu ci yàllaande lu ñu sax bëgg mooy nguur gi fexe ba gën a bàyyi xel entreprise yu muy jox yenn marché yi ci wàllu tabax ay l'école ci mim réew ñaaral pàcc xibaar tàggat yaram yéene kay ci technique bi Amadou Ndiaye Yacine Pouy ci digital bi asalaamaaleykum. dal leen jàmm dañ koy tàmbali ak lakk bi nga xam ne am na ca usine tapis rouge ñu gën ko xamee ci defar ay matelas foofee ca Zac Mbao la daal di nekk amul nag kenn ku ci ñàkk bakkanam waaye li mu fa yàq bëri na lool sapeur pompier nag ñoom ñoo daal di yegg si foofee ngir fay lii di lakk bi ba tey nag xamuñu ana li ko waral la. RFM rajo askan wi. ña ngi ko doon wax léegi ci bopp xibaar yi ab l'accident moo am ca gox bi ñuy wax Ndiol ca région bu Saint-Louis ab camion nag boo di yaboon marchandise ak ay taalibe murid yi doon wutale foofa ca Touba Mbacké moom moo daal di daanu ñeent ko juróom am ci ay gaañu juróom-ñaar nag nekk ci situation bu xaw a doy waar capitaine Ousmane Lo bu compagnie de sapeurs-pompiers nag di ñaax ñii di chauffeur yi ñu gën a bàyyi xel daal ñu bañ rek di mélanger lii di ay marchandises ak ñiy faral di dem foofu ci Touba Mbacké ñu déglu moom mii di Ousmane Lo ak Ousseynou Diop. benn camion bu yeboon ay nit ak ay bagages jëm Touba moo dérapé daanu. ñeent fukk ak juróomi nit yu ci blessé si ñeent fukk ak juróomi nit yi am na ci 7 yoo xamante ne ay blessé grave lañu. pour chauffeur yi di bamtuwaat rek pour ñu respecter code de la route bi ñu saytu bu baax seen oto bi balaa ñuy départ surtout pneumatique bi parce que dañoo nekk ci hivernage. utiliser ay oto yu adapté tamit ñuy bañ di mélanger ay bagages yu bari ak ay nit ci même oto jërëjëf. ba tey lu jëm ci wàccay màggalu Touba ca Thiès ci wàllu transport accident bu mu am bëgguñu mu am benn yoon ci màggalu Touba bi lii nag mooy mbébétu service régional transport routier foofee ca Thiès ñu nag amal campagne bu yaa ñu nag jagleel ko chauffeur yi ñu leen ñaan ñu daal di respecter code de la route Thiès Cheikh Anta Diop. directeur bi yoru wàllu dem beeg dikk bi fii ci diwaanu Thiès di gën a ñaax nag chauffeur si nga xamante ni dañoo fas yéene jël tali yi ngir jubali Touba nee na de accident yi bari na lool Ousmane Ly di ci gën a ñaax chauffeur si ren jiite ñu moytu bu baax accident yi. Sénégal bari na ay accident de la circulation pour dem Magal mais depuis quelque temps avec l'avènement de Ila Touba waxaw na wàññeeku tuuti amatuñ ay chocs frontaux mooy oto yi du ñu jàkkaarloo léegi lu ñu gën a sonal si accident yi mooy excès de vitesse. mooy da ngay daw vitesse boo xamante ne autorisé wu leen ko donc su amee obstacle rek jéey day am. ñenn ci ay chauffeur rawatina bay di ba jiite auto école yi nekk fii ci Thiès mi ngi jox ndenkaane chauffeur si ñu daw ndànk moytu accident yi. respecté leen code de la route bi nag weesuwul jarul téere jarul ay ñaan yu graw ñaan yi yomb na mooy dawal ndànk foo génnantoo nelawal foo sonnee joxal keneen fu sa oto amee panne nga dem nga seeti ñi nga xam ni waa Revas ak ñeneen ñi mooy ci kaw tali bi ñu wut lu ñu dépanner tey li ci gën a metti accident mortel yi ngeen di dégg mooy dépassement dangereux da ngeen di moytu yéen transporteurs yi ngeen di xoj chauffeurs yi tamit naan leen fexe leen indi leen ma million laa bëgg ci màggal gi chauffeurs yi ñu am fulla bu toll ni ku ma wax loolu ma ne ko loolu soo ko bëggee jëlal oto bi nga dawalal sa bopp. fexe nag ba benn accident du am ren ji ci màggal ak Touba loolu moom mooy yéene chauffeurs yi nekk fii ci gaaru Thiès bu Thiès ànd ci ak service régional bu transport terrestre RFM Thiès Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop màggalu Touba bi nag coalition bu opposition bi boole PDS bokk gis-gis jot na ñu nag jàpp ne daal kii di président Macky Sall deful dara ci wàllu réalisation ci mim réew rawatina sax foofa ca Touba Mbacké ñoom ñoo nag jàpp ne daal président Macky Sall daal nekkewu fi rek lu dul boppam ak ñam fi nekkee ba tey nag ñu bëgg ñu daal di tàmbale procédure maanaam yoon bi nga xam ne nañu ko jël ngir summi mbalaanu kiiraayu ay député yu ñu joxari baaraamu tuuma ci mbiru passeport diplomatique ña nga woon niki démb ca Touba ñu déglu kenn ci ñoom di Cheikh Mbacké Bara Dolly ci micro bi Pape Balla Gueye.
waaye nag ministre de l'intérieur su waxee loolu defu ci dara ndax yéen ñi dëkk Touba question bi mën ngeen koo tontul seen bopp ndax assainissement am na Touba dama jàpp ne dëkk su demee ba nekk deuxième ville di Sénégal ci wàllu démographie ci wàllu économique jaadu woon na moo am assainissement bu sérieux mooy ñu jël mbedd yi xotti ko def ko ay canal ba kenn du amati ay fosse septique ci biir kër ca Touba ba léegi kër goo dugg muy yis sax ci jumaa ji amul benn assainissement ñëpp xam ne li leen war defu leen fi dégg ngeen scandale bi nga xam ne tey moo am assemblée nationale suñu réaction mooy suñu ñaari collègue bu député lañ tudd yoo xam ne Benno Bokk Yaakaar lañ bokk ñoom ñëpp ay député lañ kii nekk président conseil départemental bu Sédhiou nekk aussi député kenn ki nekk aussi président conseil départemental bu Salémata mais aussi nekk député keneen ki ñu ci tudd aussi tamit député la woon ci 12e législature actuellement c'est le président conseil départemental de Saraya ñoom ñett ñooñu la ñu tuddagun mais yëf yi dafa war a bar gis ngeen bi ñu yëkkati Khalifa Sall ak Sonko ak ñeneen ak ñeneen mais dafa gaawoon pourquoi pas tudd nañ leen mais yoon na dem ba sër rek doxal li muy doxal su ko defee ñu déglu leen yóbbu leen ci kanam yoon donte suñuy collègue lañ yéene wuñ leen ko waaye nag comme dugg nañ ci loolu bu ñu sañoon mbir mi leer yàggatul dara danañ leen jox turu coalition bi ni muy tudd yéen ñëpp xam ngeen ko muy parti yi nga xam ne ñoo nekk ci biir. président bu conseil d'administration groupe Futurs Médias kii di Youssou Ndour nag ma nga woon naka noonu démb ca Touba Mbacké di nag ñaax ay équipe am ñu daal di taxaw ba daal fexe ba màggal gi lépp luñ ci wax a def ñu daal di def ko moo xam télé ba la rajo ba site ba wala journal Observateur ñu déglu ko moom it Youssou Ndour. di ñaanal sëñ Mountakha yàlla yàggal ko fi lool mu wér. ci nuyoo gi di sant sëñ Bass Abdou Khadre di sant Soxna Bali di sant nag sama sëriñ Maamoor fa laa jóge léegi mu ñaanal ma ñëw nag def li nga xamante ko moom moo ma war loolu laa doon ci samay baay ci sama baay bu màggal jotaan ma ñëw jaar fi ma war a jaar def naa ko ba mu mat ma ñëw nag seet si leen donte matal ngeen seen liggéey def ngeen li ngeen war a def yëpp ma ñëw jaajëfal leen et particulièrement ñëw fii fi nga xamee ni que moom mooy ëttu télévision bi dëgg la rajo bi mi ngi fi journal bi mi ngi fi waaye li gën a fës moom mooy ëttu télévision bi fekk leen ngeen di def liggéey bu am solo di féliciter seen directeur général muy Ndiaga Ndour mi nga xam ne que màggal gi dafa maa soxal te manifestation yi nga xam ne que dafay am muy événement yi jëm ci suñu wàllu diine dafa maa soxal ba ci Popenguine gis naa nu mu ko jëlee ak xolam. nag GFM du caaxaan GFM dayoo bu mu am si àdduna du yëfu caaxaan ñun nag mi yàlla baaxee ak Serigne Touba def ñu nekk ci kaw xam nañ ko bu baax a baax a baax duñ ko foowee xam nañu responsabilité bi nga xam ne moom la yàlla jaaralee suñu kaw ñu yor ko di féliciter ñi nga xam ne ñoo nekk sur le terrain guddeeg bëccëg na jëm ci kanam parce que ñun innovation la ñu lu ñu def ren ñu ngi ñaan yàlla di ñaan Serigne Touba mu joxaat ñu xel ñu defaat lu ko raw. ñee nag liggéey nañoo xam ne bu ñu màggalee ba si ëllëg sa di altine yem ak ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru septembre dafay doon férié dina ay cadre ministère bu ñu dénk lii di liggéey di travail mu sax daal sukkandiku ci ab décret boo xam ne décret bu président de la république la juróom-ñetti waxtu teg na fa juróom-ñeenti simili fi ci rajo Futurs Médias. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. kii di secrétaire général bu SELS authentique di Abdou Fati nemmeeku na daal ne liggéey ba yéex na lool ci tabax ay bërëb daal yoo xam ne ay l'école la wala ay classe rawatina ca bët saalumu réew mi te xam nañ ne l'école daanaka yàggatul mu daal di ubbi ay buntoom Abdou Fati nag newoon ca tournée foofu ca Casamance li mu bëgg mooy nguur gi gën a bàyyi xel ñi muy dénk liggéey boobu maanaam di ay entreprise ngir ñu am ay marché di tabax ay l'école ci mim réew ñoo la kii di Abdou Fati ak Lamine Ba. côté yu bari écoles yi ni ay nit a gagné nañu marché yi écoles yi mënul pare depuis 2017 2018 firnde gi mooy soo demee Goudomp CM1 Goudomp parewul CM bu Mangakunda parewul école primaire bi parewul nga ñëw Bignona Mampalago bloc administratif bi depuis maintenant ñetti at mënuñu ko pare lycée Djignabo yii nga xam ne fleuron la ñun ñëpp fi lañu jàngee depuis ay at ñu war a démarrer travaux yi mais kenn démarré wu ko ñun ñoo góorgóorlu wut ay partenaires électrifié ko à l'hauteur de 80 millions état bi war a ñëw réhabilité depuis janvier ay borne fontaine lañ fa def soo demee lycée Kenya moom lycée Kenya dafa ruslu parce que lycée Kenya sax amul bloc administratif mu ngi si benn école primaire mu am yeneen ñetti classe benn côté mu am également classe yoo xam ni waa jàngu bi ñoo ñu ko abal ay golo fa nekkoon ñu tuddee ko sax CM golo su ngelawee wala mu lëndëm kenn du fa jàng lii nag du dëgg du yoon école dafa démocratique école warul am discrimination état bi tamit na xool ni muy jox marché yi parce que ay tappale rek lañ fi gis dafa mel ni benn nit rek ay gagné marché sud yi te mosu fi teg tànkam gagné na lycée bu Goudomp ba nit ñi
mu fay jàng musu foo teg tànkam dañuy gagné marché jox ko ay sous-traité ko à des prix yoo xam ñi fi nekk duñ ko mën a terminer loolu nag moo dul dëgg nañu ñëw fii ñu délocaliser ñu ko mën def ko nekk fii ñu gis leen teg leen bët wante ni ñuy defee marché yi di tappale sur le dos des parents sur le dos des enfants sur le dos de l'avenir du Sénégal c'est inacceptable. fii ci Ndakaar nu ngay waaj nag tabax ab kër boo xam ne ko jagle ñi di tout tànk yi yàggatul ci Ndakaaru waaye nag lëkkaloo la diggante mairie bu Ndakaaru ak ñi di waa UNICEF convention bi nag ak Paris dañ ko sax jot a signé ngir daal ñu waajal lii di Jeux olympiques de la jeunesse ci atub 2026 di nag ay kaddu maire bu Ndakaaru di Soham Wardini mu doon yooyu lay kaddu ci ab plénière boo xam ne conseil municipal bu Ndakaar moom moo ko amal ni ki démb Soham Wardini ñu déglu ko ci micro bi na fi Satu Ndiaye. dañ doon daje fii ci conseil municipal bi ndaje bi dañu doon wax ci compte administratif bi li ñuy wax compte administratif wax ci benn autorisation spéciale de recettes et de dépenses boo xam ne préfet moo ñu yónnee xaalis boo xam ne ëpp na li ñu prévoiroon donc il faut ñu def benn autorisation spéciale pour dugal ko ci suñu budget ñu amoon ñetti convention aussi yoo xam ne yooyu sax voté nañ ko ndax ay convention la ak coopération décentralisée ñu am ko ak Paris am ko ak Grand Paris Sud la ville de Courcouronnes et Dakar yooyu ci yëfu tàngat yaram la te comme que ñun 2026 Dakar dana accueillir JO 2026 yooyu ñuy def yëpp ñu ngi ci yoon wi daal di préparer wu pour balaa 2026 vraiment ñu am ay talent yu ñu détecté ak yooyu beneen bu mujj bi convention bi mooy bi nga xam ne dañu bëgg a defar kër xale yi nag xam ngeen ne Dakar dafa signé woon benn convention Africité pour am ay dëkk yoo xam ne du am benn xale buy taxawaalu ci mbedd bi kër googu nag bu ñu ko defaree danañu fexe ba yenn xale yi nga xam ne soxla nañ ko ñu yóbbu leen foofu ni ñu koy defeek ni ñu koy doxaleek fu ñuy jógee xaalis beeg yooyu yëpp ñu ngi ci liggéey ak ay partenaires yoo xam ne nangu nañ ñoo accompagner mun naa ci tudd benn mooy UNICEF. ñaareelu pàcc mi léegi la doon incha allah. RFM Sport. tàggat yaram dañ koy tàmbaleeg afro basket ca Yaoundé ca réewum Cameroun gaynde yu jigéen ñi nag nit ki démb daal la ñu dóor seen match seen diggante ñi di waa Mozambique waral nag ñu dem ca demi-finale tey sax lañ koy amal bu juróom-ñaari waxtu jotee seen diggante ak ñi di waa Nigéria sax moom moo leen mujjoon dóor ci jamono ji moom moo ko jël ñaari yoon. di nag ab ndaje boo xam ne gaynde yu Sénégal nag ñu ngi koy waajal boole ci dal waaye tamit concentration soo da cam ci ay leeral. lu ñeel quart de finale gi doon dox diggante Sénégal ak Mozambique gaynde yi nag daal dinañ ciy génn ak 28 points d'écart ak benn trio cadre boo xamante ni dañoo àndoon ak xadar mu di Mame Marie Sy capitaine bi Oumou Khayri Sarr ak Bintou Diémé loolee nag ka leen di tàggata di ko rafetlu. wala ni pas-pas bu rëy donc maa leen di gërëm di leen sant ci effort yi def ci intention yi ñoom yëpp. Mozambique doon équipe bu baax bu naqaree basketal vraiment kontaan na ci ndam li Nigéria mooy équipe bi dominé depuis 4 ans ñu respecté leen lool mais suma philosophie mooy boo xasee ba raay bi ci état wu Sénégal ba liggéey drapeau bi amatoo looy tiit demi-finale dafa parce que amul tàmm amul calcul danañ ñëw fay ak ñoom fay ba match bi jeex vraiment aucun complexe pas de trop de respect ñu dem nañuy ñëw ñu jouer suñu valeur ñu xool lu match bi mu demee. kenn ci cadre yooyu Bintou Diémé moom naka tey jii mën nañoo wax ni dafa gënoon a doon gaynde dëgg moom meneuse bi nag xelam jamono ji teg na ko ca demi-finale ya ne Nigéria la ñuy dalal moom Bintou Diémé di xamle fan la ñu war a jaar équipe boobule. un combat où il va falloir mettre beaucoup d'intensité. fi mu nekk nii nag mën nañoo wax ni ci ab guerre lañ jëm dina nekk joŋante gu metti ndaxte équipe la boo xamante ni physiquement dañoo taxaw kon nag ñun waruñu leen a may dara te loolu sax li koy firndeel moom moo di souvenir yi nga xamante ni am naa ko ci 2019 ba ñu dajee du ñu maye dara kon ñun tamit nañu def suñu kem kàttan rek waaye nag lépp nañ ko def ci dal ndaxte saa yu ñu dalee rek daan ci gis suñu bopp daal si yokk nag respecté consignes yi nga xamante ne moom la ñu coach bi di joxe daal lépp lu ñu mën ci biir terrain bi parce que buñ ko deful ay match 3e place lañ fiy joué te loolu bëgguma ko sax xalaat fi mu nekk nii daal nañu def focus dugg si match bi gagné focus et à la gagne. demi-finale Nigéria Sénégal nag ni ci aljuma ji lay doon bu 19h GMT jotee laata jogante googee nag demi-finale wu njëkk bi dina dox diggante Cameroun ak Mali mu ne woon Soda Thiam fii ci Yaoundé ngir rajo Futur Média. Soda Thiam jaajëf wax nga ko beneen demi-finale bi dina boole Cameroun ak Mali ñu waxtaanee football classico foofee ca Espagne nag doon la
doon na jamono boo xam daanaka ñi bëgg football néew na ñi ko dul seetaan match bi nag dinañ ko amal ca Camp Nou maanaam ca Barcelone dibéer bi ñu wala sax dimanche ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru octobre bu ñeent waxtu feggee fukki simili ak juróom dina ab ndaje boo xam ne daal dina boole Real Madrid ak ñii di waa Barcelone. at wu ne nag li koy seetaan bëri na lool ñu waxtaanee ba tey football championnat bu Italie juróomeelu journée ba nag Sampdoria ñii nag di waa Naples bu Kalidou Koulibaly ñoom ñoo doon ñeenti bal ci dara Torino Lazio de Rome dañoo tembo ku ne am benn bal AS Rome Udinese moom moo ko door benn bal ci dara. ñu yegg ak yéen léegi ci chronique culture di lépp lu ñeel aada ak cosaan ñu wutali Touba fekki fa kii di Aminata Ba. dal leen ak jàmm ci dëkk bu sell bii di Touba Marème Ndiéx daal di fësal ni ki démb ñetteelu téeréem daal di koy duppee Serigne Abdoulahi Mbacke borom dër bi le visionnaire de Daaru Rahman bile téere nag doon bi njëkk bi ñëwaat ci jaar-jaaru bile Serigne xew-xew bi nag ñu ngi ko amal démb ci résidence Serigne Abdoulahi jamaan bu groupe Express ak Ahmada daal di delloowaat mbuum ca mboy ga. ñu génnee ab single bu yees daal di koy duppee Bamba Teranga ngir delloo njukkal Cheikhul Khadim ci wàccaayu màggal gi waaye nag seen ñeenteelu single bi daal di indi coow ci xarala yu yees yi Nafisatu Silla waxtaan na ak Jaamaan. Ahmadu mooy ki ñu doyloo ba tax. mu ngi noonu ñeenteelu single di Bamba Teranga gannaaw Bamba la paix Bamba ñëpp ak Bamba la joie Jaamaan Express fentat beneen way ngir gunge ay fansam ci màggalu Tuuba bi waaye dooli xamle ci lii di partage di Teranga Jaamaan ci turam dëgg Abdoulaye Thiouna. di sant yàlla di wax ne bon bu ñu demee ba nga xam